Serigne waaw heure bee grave rek xam nga ay élection la ñu toll donc yenn saay day am ay affaires yu ñëw ci sa xalaat nga bëgg koo partager ak doomu aadama yi tu ne peux pas vraiment attendre le lendemain parce que nelaw warul am Sénégal ay caaxaan dafa war a jeex Sénégal donc dañu toll foo xam ne rek heure bi dafa grave te boo tolloo ci waxtu bu grave dafa jar nga waxtaan ak nit ñi comme ça ñëpp mën a gis seen bopp ci li nga xam ne moom moo am solo Cheikh Naak Ouattara waaw suba rek incha allah dinañu ñëwaat mais tey moom li ñu bëggoon wax dañu bëgg a ñëw waxtaanee ko rek parce que xam nga ñun tamit li ñuy def toute la journée mooy passer temps seetaan événement yi nga xam ne moom mooy jàll partout dans le Sénégal dañu toll nag temps campagne ñu bëgg leen ne rek li ngeen di gis yëpp du réalité like everything white du milk lépp lu weex du meew donc ngeen bàyyi loolu xel rek ngeen xam ne Sénégal dafa bari ay escroc nag comme niñ koy waxee mooy façon bu ne di ngeen ko gis tey damay seetaan ndeysaan sànq ba ci yàgg ay Viviane Chidid Ndour laa gis ñuy génn léegi di woy Macky Sall ci ay campagne nga xam ne ndeysaan àdduna doy na waar ak ñeneen donc ñu ne ku lim juum mais c'est grave que c'est dommage que vraiment nit doomu aadama mën naa jaay mbokkam pour alal tey maa ngi lire sama affiche yu benn sœur bu doon ne dafa am xaritam bu ko woo ne ko vraiment Macky Sall de nga war a voter mu ne ko ay Serina Electric Chair moo ma ko gënal man de votel Macky Sall yàlla bëggul doomu aadama buy wax lu bon waaye votel Macky Sall de xaru moo ma ko gënal xaru parce que li tax mooy xam nga boo mënee taxaw man de xaw ma man je comprends pas yan façon yi gor la ñu am ci Sénégal ak yan catégorie gor la ñu am ci Sénégal goru Sénégal moom nga mën a dégg tey mu wax la lu rëy a rëy ci nit bu subaa nga gis ko ñoom ñaar ñu ànd lëkkaloo defe naa man fierté boobu moo may xaw a rey parce que man bu ma xasee moom ba wax dara du changer ma ne la man bu ma toogee xalaat yenn saa yi damay ne est-ce que mérité naa sax doon sénégalais parce que façon nit ñu ñàkk jom yi am Sénégal façon nit yu ñàkk fulla ñàkk classe yi am Sénégal mais nag da nga koy teel a ciblé ci ñoom quoi da ngay teel a xam ne ñii ñu ñàkk caractère lañ loolu da nga koy teel a xam parce que xam nga boo nekkee nit ku représenté symbole nation ku mel ni tey Youssou Ndour tey foo tudd Sénégal ñu tudd Youssou Ndour te ñu bari li ñu xamul ci waajooju moo gën a doomeeram li yàlla sàkk ci àdduna bi yëpp c'est le plus grand vaurien de l'histoire du Sénégal billaay wallaay tallaay maanaam deretu Sénégal lay dundee moom maanaam il vit sur le dos des Sénégalais fu dëkk bu mu dem ne leen Sénégal de sonn nañu nit ñi Sénégal yi de baadoolo nañu ñu jox ko ay milliards mu ñëw defee ko soxla boppam donc ñu mel ni ñooñu ak ñoom Viviane ak ñeneen ak ñoom Pape Diouf donc da ngay toog bu ci yàgg nga xool nga ne Sénégal est-ce que vraiment les gens sont conscients parce que tey boo demee j'en suis sûr et certain que Viviane bu xamee ay mbokkam bu demee ci ay mbokkam waxtaan ak ñoom dinañ ko wax coono bi ñu nekkee de même chose que Youssou Ndour bu demee tey Médina bi mu nee Médina ku fa yaroo soo màggee ñu xàmmee la donc bu demoon Médina tey laaj ñi yaroo Médina ni moom wala ñiy dund Médina parce que man dem naa Dakar gisal naa sama bopp li ñuy dund Médina ak yeneen koñ yi donc ñooñu dinañu comprendre ne que Macky Sall du nit ku war a voter mais comprendre leen ne que nag doom yaram yëpp c'est un gâteau qu'ils attendent pour partager te billaay wallaay di ngeen am déception Sunday dimanche bii di ñëw di ngeen am déception yéen ñi ñàkk jom yëpp nekk ci social media bii nekk Sénégal pour ay koppar yu ñu leen jox ñàkk jom yi ngeen doon
ngeen bëgg a jaay seeni ay nawle jaay seen xeet jaay seeni ay mbokk ak seeni ay dëkkandoo ndax lu tuuti liñ leen di jox yéen te ñoom duñ ko gis nga xam ne yéen billaay wallaay tallaay yéen a juddoo ci gëlëm namp ci mbaam billaay ay sénégalais ay doomu sénégalais ngeen mën a taxaw alalu Macky Sall ku mu ko jox lekkal ñun wax nañ ko de ku mu jox lekkal waaye billahi boo leen duggee boo leen yeggee ci li paa bi waxoon boo leen duggee ci biir néeg ba di voté jël leen document wu Macky Sall ngeen dugal ko seen poche votel ki ngeen di votel yóbbaale document Macky Sall bi sax pour moom dof bi mu yaakaar neen ne voté ngeen parce que li ñu bëgg mooy mu teel a leer le 24 mu teel a wóor mu teel a wóor billaay wallaay tallaay dañu bëgg mu teel a leer bëgguñu mu yàgg bëgguñu affaire bi xam nga xeex pour mu leer wala mu bañ a leer daa fekk mu yàgg voilà il faut que ñu gaaw ci lii ñu knock this stupid man out of our country billaay wallaay parce que man bu ma toogee yenn yi ma koy xool damay xam ne j'ai fait beaucoup de regrets dans ma vie am na ay nit ñoo xam ne xam leen ak xam mbaam sax moo ko gën billaay wallaay parce que boo nekkee fierté réew ma wax la nag du ñàkk am na ñenn ñoo xam ne vraiment ràññee naa leen ci star yi Sénégal ñooñu ay exemple lañu xam nga boo demee yu mel nii ba vraiment xam nga sax ne vraiment li ngay dugg fen la bëgguloo cee dugg mais aussi bëgguloo votel ñële parce que da ngay ragal parce que xam naa li ñuy ragal parce que li dal Bougane Gueye Dany tey moom la nit ñu bari di ragal tey boo demee contre Macky Sall pour ëllëg ak sibir bu jëlaatee réew mi mu paralyser sa ay capacité yépp léegi ba loolu jaral la yow ngay dem nga ne Macky Sall laa faral comprendre ne nit ku yor ngoram ma wax leen ko ngeen jël exemple ci man ku ànd ak sa ngor nga bañ a jaay sa ngor billahi wallahi yàlla dalay yombalal toujours ni ngay demee te loolu naa ko wax sax naa jël exemple boobu sax sur le jeune président Sonko parce que boo leen xoolee tey dafa gëm-gëm bi mu gëm démb moom la topp ba léegi ci man sama gis-gis ñi gëm li mu gëm ci loolu la taxaw ba léegi ne moom changement système rek moo ko tax a jóg du xool ku ko arrangé du xool ku ko arrangé wu lim la waxoon démb ci loolu rek lay dox donc yu mel noonu dafa jar a bàyyi xel ak Issa Sall xam nga man wax naa leen ko nee naa leen man dafa am lu ma gëm man dafa am ngëm-ngëm bu may doxee képp ku gëm Sénégal nag billahi wallahi tallahi da nga war a am ngëm-ngëm mais kuy toog di jaay sa réew parce que benn doomu gâteau bu ñu ñëw partagé mais wax leen ma milliardaires yi fi nekkoon ci temps Ablaye Wade anañu dites-moi am na ci ñu bari tey billahi wallahi dañuy yelwaan pour dund xaalisu araam kenn waru koo yaakaar loolu ngeen di comprendre xam nga Ablaye Wade am na lu bari loo xam ne daf leen ko doon wax mu ne leen il faut savoir quelque chose mu ne leen Macky Sall mii toog dafa nar a luubal élection yi dafa nar a maanaam foqati élection yi pas sàcc mënu koo def xam nga sàcc du loo xam ne tey en 2019 mënuloo ñëw nit ñi compter 10 yow nga ne 120 la c'est pas possible loolu mënta nekk li mën a nekk mooy mën naa foqati élection yi te bu ko foqatee ñu foqati ko moom il faut doomu aadama yi comprendre loolu ñun dañu déterminé billahi wallahi tallahi on est déterminé à faire face à Macky Sall et ses magouilles dañuy nee naa leen da ngeen di may doomu sénégalais yi ñu dem def li ñu war a def yëpp def seen wareef yëpp dem sànni seeni ay carte dem compter seeni ay carte dem voter forcé il faut tamit loolu ngeen boole ko ci seeni ay xalaat mooy nga yor sa carte d'identité muy bees wala muy màgget nga yegg ci votékaay bi ñu ne la doo voté vraiment jar na nga reyante ñu jàpp la man de fii personnellement ci Amérique moom fii je vais protéger bureau 7 bi may dem man ku ñëw foofu ñu ne la doo voté nga yor sa carte billahi wallahi booy reyante man dinaa reyante ak yow te lu la dal dinaa ci dem ak yow ba mu jeex tàkk te je te garantis ñiñ fay fekk bëgguñu defante ak man parce que ay tappale lañu mënuñu ñemew ñu defante ak man ñi ñuy fekk ci bureau 7 bi bu ma ñëwee taxaw ku ñëw bëgg a voté ñooñu duñ la teree voté Harlem laay voté foofu ma dem taxaw pour voter doomu aadama bu fa ñëw ak carte d'identité di nga voter bu ñu reppee ñu naan sàngara fukki butéel sax ñemewu ñoo ne kenn du voter foofu keroog bu ci yàlla àndee
xanaa da ñun ñëpp ñu dem fanaani ci kaso ba mbir mi jaxasoo waaye pour ay nit duñu voté loolu du am te bu ñu voté ba pare tamit dañuy xaar suñu ay résultats bureau boobu de doo leen fa dégg sàcc xaw ma nag feneen xaw ma yeneen couleur yi fu ñu koy defee mais man sama vote buy génn ci carton ñuy compter du ma fa sori fa lay taxaw loolu moom ku mu leer muy sa jàmm man moom dinaa leen yónnee ay vidéo feed live fu ñu dugg dinaa fa dugg sama carte fu mu dugg tant que maa ngi dund présent man dinaa ko fekke dinaa xam luñ fa compter donc yéen ñëpp jàpp leen ci loolu rek ngeen comprendre ne il faut ngeen xam ne loo leen jàpp bu leen ko bàyyi loo leen jàpp bu leen ko bàyyi loo leen jàpp bu leen ko bàyyi de il faut ngeen jaay seen fit il faut ngeen jaay seen bakkan Macky Sall bu ne day nangu votu sénégalais yi doomi raam yi nag ngeen di gis ñuy ànd ak moom di yuuxu rek ay yuuxuma yuuxu Ndour ak ay ñoom Viviane ak ñu ñàkk jom ñooñu ngay gis avec les perdants par exemple benn gor doo ko gis benn gor judduwul boo xam ne da nga koy gis buy dem di sànnil Macky Sall ay carte amul jaami la rek mooy ñi nga xam ne gëmuñu yàlla gëmuñu dara il ne croit en rien gëmuñu dara ñooñu ñooy dem di jël seeni ay carte di ko jox Macky Sall parce que tout simplement moo lay won ne que ñooñu boo leen laajoon seen bopp sax nit ñu jaay la seen bopp amul problème parce que amuñu ngor donc loolu comprendre leen ko jaam mooy am njëg gor du am njëg te ñi gore woon ñu ngi gore ba léegi te ñi nekk jaam moom mooy loolu jaam moom jaam rek la mën a doon mais li am importance ma leen koy wax comprendre leen ne que mënuma woon bañ a ñëw parce que dama def promesse dama leen ne chaque jour dinaa dellusi fii ak élection yi te chaque jour dinaa dellusi suba nag incha allahu maa ngi leen di jox rendez-vous 4 heures entre 3 heures ak 4 heures de l'après-midi ngeen bàyyi ñu xel mbir mi dina jax de dina bax parce que dina am ay fait yu bari yu ñuy ñëw génne pour doomi aadama yi ñëw jàpp ci donc il faut que ngeen comprendre loolu bu kenn nangu nag ak gox boo mën a bokk indi leen fa ay scandale bu ñu bañee doomu aadama yi voté indi leen fa ay kata il faut àdduna bi gis le monde est en train de nous regarder fii de duñ ko def yëfuy ñàkk jom yooyu fii du am xam naa nag du ñàkk keroog vote bi dinaa jaar ay ci fii réfugié mauritanien yi nekk ak ñoomin seen li ma fay def duma ko wax kenn liñ fa nar duñ ko wax doomu aadama dañ leen di xaar rek duñ leen wax dara nañ leen surprise liñ fa nar duñ ko wax on va attendre incha allahu rabbi les caméras seront enroulées caméra yi dinañu daw nit ñi dinañu dégg doomu aadama yi dinañu xam li ñu nar ñoom xam nañ ko ils connaissent foofu ku fay dem nga nekk fa réfugié mauritanien bu yeboo de boo yóbbaale nga yóbbaale sa garabu biir bu daw parce que incha allahu rabbi duñu may benn doomu sénégalais buy sàcc ay élection duñ ko may benn centimètre il faut savoir que on va sortir te wallahi on va sortir en masse les fils dignes du Sénégal feront face à ce salopard de Macky Sall te billaay wallaay dina xam ne lépp dëgg la duñ ko mayati dara Macky Sall duñ ko mayati dara fii ak élection yi day bax bu yaakaaree ne foqati na élection yi 3 mois yi ciy tegu pour ñu jële ko fa parce que bu ko foqatee dinañu xeex ak moom chaque jour ba mu jóge fa mais jour yooyu ci tegu tamit dina misère àddunaam misère boo xam ne mosu koo misère ci doom ci àdduna bi il faut savoir que le Sénégal a besoin des braves le Sénégal a besoin des patriotes le Sénégal a besoin des vrais Sénégalais ñun ay Sénégalais ay fils dignes du Sénégal lañu te wallahi lazim duñu may kenn dara comme ni ma leen ko waxee rek xam ngeen ne nun duñu baadool ndax tey bu ñu génnee wax ci Viviane bu génnee def yëfam yi ñàkk jom bu subaa bu keneen ku ñàkk jom génnee même bu doon maag moom ñoo bokk ndey ak baay dinaa ko génn ma ciblé ko ñu dañ ko génne ñu ciblé ko woo leen seen waajur yi ngeen woo seen am di jàmm yi ngeen woo seen frères et sœurs yi tey man ci laa yendu suba ci laa yendu ginnaaw suba ci laa yendu ne leen carte bi nañu xool fuñ ko sànni waaye bopp fas bi nañ ko jël sànni ko ci seeni poche yóbbaale ko ci seeni ay kër parce que kooku doom yaram la baaxul pour Sénégal baaxul pour avenir u Sénégal baaxul pour suñu ay doom il faut ngeen def loolu seen xel woo leen seeni doom woo leen seeni xarit woo leen seeni am di jàmm woo leen seeni dëkkandoo woo leen seeni ay waajur ngeen ne leen Sénégal daf leen soxla man de personnellement j'ai reçu toutes les garanties de ma famille duñu votel caay-caay boobu loolu moom ku mu leer muy jàmm mais aussi
il faut que yéen ñëpp ngeen wax ko ak seeni am di jàmm. Voilà, il faut ngeen wax ko ak seeni am di jàmm pour ñëpp ñun ñëpp ñu ànd ñun ñëpp bu ñu àndee ñun ñëpp ñu def lii jàmm. Café Viviane soo ko xamul nga dem ci internet bi nga xool ko parce que xamuñu sax yow kan la Kanaaru Fejoor Café Viviane la traître elle a poursuivi son patron Youssou Ndour pour magouiller les Sénégalaises pour une petite somme d'argent qu'elle va recevoir pour vendre son propre peuple. C'est des traîtres qu'on ne va pas duñ leen tolérer ñun mënuñu tolérer traître parce que ku xool Macky Sall nga war koo mën a défendre bilan Macky Sall nga xam ne ko yow traître nga yow jaam nga parce que ku xool Macky Sall xam nga ne Macky Sall son bilan n'est pas défendable. Le bilan de Macky Sall n'est pas défendable. Quant à ay El Hadj Diouf footballeur ñooñu ku leen gis xam ne ñooñu amuñu futur parce que ku mënuloon garantie moom ku ñu jox ay milliards mënul dimbali boppam ci terrain de football kooku xam nga ne mënul dimbali kenn pour mu dem loolu moo tax doo leen gis ñu koy tudd parce que y a des vandards yoo xam ne ñooñu jaruñu sax ciblé jaruñu sax tudd ils ne font même pas partie de la société sénégalaise. Donc nit ñi tekkiwul dara mooy ñii ngeen di gis fii ci àdduna bi mënuñu demal seen bopp toujours ñooñu ngeen di gis ñu nekk foofu di wala voter Macky Sall parce que mënuñu dara mënuñu demal seen bopp ils ne peuvent pas mënuñu yóbbu seen bopp. Macky Sall nag bépp jaam bépp nit bu yaakaar ne tu as vendu le sang des Sénégalais pour tes pognons bu soobee yàlla suba bu ñu ñëwee ci live bi di nga xam ne lépp dëgg la lii lancement la nag film bi suba la le grand film c'est demain. Le grand film c'est demain incha allahu c'est demain. Voilà ñu ngi leen di remercier waat di leen jaajëfal di leen jox rendez-vous suba rek incha allah te dootuñu tardé comme ni ñu leen ko waxee fii ak élection yi di ngeen ñu dégg chaque jour que Dieu fait vous aurez de nos nouvelles te di ngeen xam li xew ci campagne bi caay-caay bu fa nekk dinañ ko partager ak yéen saay-saay boo leen war a boycotté il faut tamit ñu am benn affaire boo xam ne dinañ ko bàyyi xel il faut tamit ñu bàyyi loolu xel dëkk yi ñu nekk boo gisee mu avancé le boycott marche donc il faut ñu commencer boycotter gars yi ay ñoom Viviane saa neex mu ñàkk jom mi tamit il était là-bas nit ku tekkiwul dara kooku xam nga loolu yëpp comme ni ñu leen ko waxee alalu réew mi la mi ñu leen di jox pour ñu dem présenter seen bopp mais j'en suis sûr et certain que bu ci yàlla àndee dinañ ko faj nous on va tout le régler incha allah ñun les fils dignes du Sénégal on va faire tomber ce monstre de Macky Sall et ñun ñëpp ñooy célébrer ndoo incha allah lundi prochain on va tous célébrer ensemble parce que dimanche bi bu ñu koy daan day fekk mu guddi mais incha allah le lundi on va célébrer ensemble bu ci yàlla àndee merci encore maa ngi leen di remercier di leen jox rendez-vous incha allah suba yéen ñëpp maa ngi leen di nuyu nag xam naa guddi na waaye jël seen temps ngeen déglu ñu is something that we really appreciate it ñu ngi koy apprécier bu baax a baax donc di leen joxaat rendez-vous suba rek incha allah merci encore voilà.